asalaamaaleykum télévision Futurs Médias sant leen gërëm leen ci àndandoo bi benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci xeexoo bu metti diggante takk der yi nekk ca Mbour ak nappkat ya ca quai de pêche ba ñoom nappkat yooyee ne ànduñu benn yoon ñu tabax beneen quai ci wetu beneen bi ndax foofee la ñu jàpp ni foofu la ñuy teeree seenub gaal. Malika Montagne bennub diwaan junni jafe-jafe ña fa dëkk bokk na ci la leen metti ñàkk kaaraange ak ndox mi leen sonal loolu décharge bu Mbëbës ak yeneen i ponk dañoo bëggoon doxub ñaxtu antuwul ba tax na dañoo jàkkaarloog taskatu xabaar yi ngir wax li leen metti yëpp. toogaanu ñaxtu liggéeykat usine bi di Sigelec téeméer ak juróom fukk ci liggéeykat yooyu lee te ñoom toog nañu ñu ne ñaari at te fayuñu leen seenub salaire ñu manifester ci buntu usine boobee di defar pile nekk ca diwaanu Pout. beneen ponk ñu koy waxtaanee week-end bi ba léegi muy éco monnaie bi fas yéene wutu franc CFA ci espace UEMOA dooree ko juillet 2020 bëri na ñu seen xam-xam màcc ci wàllum koom addu ci franc CFA bañ ko taxawalee ba léegi ak yenn ci doomu Afrique yu ko contre dinañ ci waxtaan tam ci ni mu gën a yaatoo ci éco boobule ak docteur Cheikh Tidiane Dieye moom moo jiite CACID di centre africain pour le commerce l'intégration et le développement ci njeexitalu xibaar yi lay doon loolee tënk la mbokk yi nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi xibaar yi dañ koy door ak Mohamed Ndaw mi ñu jébbal sunu borom fële ca Koutal ba mu cosaano moom nag mooy policier bi ñu faat ca diwaanu Moussala ca boori Tambacounda ca levée du corps ba ñu amaloon ca diwaanu Kaolack ñi di ay mbokkam ak ay naataangoom nekk ca police nationale def nañ ay seede yu rafet ci moom sax nag jébbal nañ ko ab raaya ginnaaw ba mu dëddoo àdduna Ibrahima Diame Fally Gueye. police nationale di jooy waaye tamit di sargal kenn ku bokkoon ci ñoom di Mohamed Ndaw ñu faat ko ci biir liggéeyam. Dame Touré di commissaire de police des frontières daal di def discours funèbre bi ci kanamu morgue bu hôpital régional bu Kaolack. Nous sommes réunis ici dans la cour pour rendre hommage à l'un des nôtres qui a choisi de servir son pays en exerçant un métier difficile et noble. Il s'agit de l'agent de police Mohamed Ndaw, CCAP 659 091 la barre R, brutalement arraché à notre affection le 20 décembre 2019 suite à une agression par arme blanche alors qu'il était en service au secteur frontalier de Moussala. Mohamed Ndaw ñàkk bakkanam ci Kédougou département bu Saraya ginnaaw biñ ko jamee paaka waa police daal di koy jox médaille d'honneur à titre posthume. Ce n'est pas seulement la douleur de la famille et des proches qui se fait entendre, mais c'est aussi et surtout le deuil de toute une institution. Ici, en l'occurrence, la police nationale, car touchée dans sa propre chair pour le sacrifice de l'un des nôtres. kuuru morgue hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass xattoon lool pour mën a def ñii di njabootam yi mu bokkal liggéey di policiers yi waaye tamit ay waajuram ay mbokkam ak ay xaritam ñëwoon fees fi del. Babacar Ndaw di papam jàpp ne lépp ndogalu yàlla la teewul nag jàpp na ni ñàkk na doom bu baax ci ay waajuram. lépp loo xalaat rek lu baax la defal na ko ndeyam defal na ko jabaram defal na ko ay waajuram yëpp defal na ko dëkkandoor mi. xoolal ma ne sa générosité ak ses actes de bienfaisance n'avaient pas de limite ku xelam daj rek mu defal ko kii nag je savais que man pèram là à un certain moment j'ai senti qu'il pouvait pas faire long feu parce que doom loo ko bëgg am na yenn melokaan yoo xam ne bu ko yoree yàlla la ko gën a bëgg nañ ko teg ci loxol yàlla ñaanal ko yàlla na ko yàlla yërëm. ginnaaw nag levée du corps bi corbillaaru police bi daal di jubal wutali Koutal li wër cimetière bi nag fees dëll ki nit foo sànni mbatt mu takk askan wi ñëwoon kon pour gunge seeni doom ci këram gu mujj ginnaaw biñ ko jullee ba noppi nag daal dinañ ko rob ci cimetière bu Koutal Wolof moom nag bàyyi na fi njaboot ndax jotoon na am ñaari doom ak benn soxna.
jërëjëf Ibrahima Diame ñu wutali ji diwaanu Mbour foofee tey tàngoon na loolu diggante nappkat ya fa ne ak takk der yi dañ doon xëccoo li ko waral mooy nappkat yooyu la bëgguñu ñu tabax beneen quai de pêche ci watu bu njëkk bi ndax dañoo jàpp ni fa la ñuy teg seeni gaal bu ñu nappi jee ba ñëw wala laata ñuy dem sax ak ñun ci ligne bi Abdourahmane Diallo Abdourahmane maa ngi lay nuyu. waaw ñu ne juróom ci ñoom teg nañ leen loxo ndax bàyyi nañ leen am déet. bés bu ma ne nii bàyyi guju leen du juróom fukk ak juróom fukki nit la woon lu ëpp juróom fukki nit ñoom la ñu daal di teg loxo coow laa ngi commencé bu 7 heures jotee ndax ñi nga xam ne ñoom ñooy nappkat yi dañu ñëw rek fekk ci bërëb bi takk der yi ñooñu bëgg leen génnee foofu noonu ndax comme ni nga ko waxee deuxième quai de pêche la ñu daal di programmer foofu noonu mu doon mbir mi nga xam ne nappkat yi nee nañu ànduñu ci bëgguñu ko ndax saa yu ñu jógee géej fale ñu daal di seer seeni gaal yi te doon na mbir mi nga xam ni nee nañu am na beneen espace bu nekk ci booru préfecture ak xeet gi ni mel mën nañ ko fa defee ndax seen bërëb boobu noonu jàpp nañ ni foofu la ñuy liggéey te kii bi buñ ko fa indiwaatee dafay doon lenn li nga xam ne daal leen di gàllankoor ci seeni liggéey ci la ñu daal di xipp nag ñi nga xam ne ñoom ñooy policiers yi ak nappkat yi daal di xeex yu metti ñu daal di dugg ci koñ yi sax sànni ay gaz lacrymogène mu am na ñenn ñi nga xam ni ñu évacué hôpital ndax saxaar si nga xam ne sonal na leen mu am ñenn ñi nga xam ne am nañ ci ay gaañu yu ndaw ñeneen ñi tamit seen gaal yi daal di yàqu mu am lu ëpp juróom fukki nit yi nga xam ne teg nañ leen loxo ba sànq bàyyeeguñu leen mën naa am dañuy xaarandi rek ba mbir yi daal ñu bàyyi leen wala boog xamuñu lan mooy suite ci li ni mel. Abdourahmane Diallo jërëjëf lu ci mënti am rek dinañ ci àndaat ak yow foofee ca tefes ga nekk ca Mbour campagne njaayum gerte gi Moustapha Cissé Lo li mu gis mooy yëf yi lajj bu métti métti da cee am ñetti fan ci weeru décembre bañ ko lancé officiellement ba léegi moom nekk député nekkit vice-président bu assemblée nationale daanaka ci xalaatam boobule naataangoom bi di Yaya Sow fekk na ko ci moom dolli ci nag ni militant yu bees yi nekk ci APR daal duñu lenn lu dul ay oppor kii di premier questeur bu assemblée nationale Daouda Dia moom nag nee na ñëpp ànd ak daal ci jamono ji nga xam ne coow li bëri na ñoom ñu nga woon fële ca boori Kaffrine ci benn événement sportif bu fa amoon Omar Ndiaye. Ribo Escale dalal ci week-end bi ay kàngam politique yu bokk ci APR ci ndaje moomu sax premier vice-président de l'Assemblée nationale jot a àddu nag ci mbirum courant bi waaye tamit mu jàpp ne yenn ci kilifa yi dañuy faral di akimoo jiw wi nga xam ne moom la ñuy jagleel baykat yi. tey Macky Sall neex naa bëgg ndax dafa am teraanga ñi ko bëgg nag ni ko loo wax baax na rafet na dañuy kàcc la ñuy wax du dëgg dañoo xam ne Macky da leen di jox ci teraanga mais ku mel ne man ak Yaya xam ne dañoo xeex ba Macky jot ci yëf yi xam ne daa teg poids ñu teg poids bu ñu ci gisee lu bon dañ naan lii baaxul bu ñu gisee gerte gi ñu koy joxin woo xam ne àggul ci baykat yi am ñuy capter loolu dañ koy dénoncer bu ñu gisee courant bi seer dañ koy dénoncer bu ñu gisee ku bëgg a dal ci Macky Sall dañuy taxaw ci kanamam ni ko doo dal ci kanamam mais fu Macky Sall bëggee juum daal daañu ni ko fii nga jaar baaxul. koo xam ne day toog café de Rome ñu jox ko 100 tonnes mu jaay def ci poosam ni ji nañ gerte gi bu leen neexee ma wax ko bu leen naqaree ma wax ko bu ñu yoree yar boo xam ne nag ku wax xalaat ñu dóor nañ ma ko dóor. ci beneen wàll nattangom député bi gis ne wax mënta ñàkk te pare na te duñ nangu kenn di salfaañe parti bi. danaa keekal sama askan loolu nag bu dee loolu moo indi coow ci réew mi dina tàkk ñaareel bi li nga liggéey ba pare nga gis ay nit ñoo xam ne liggéeyuñ ko ñu ngi koy yàq loolu danaa ko bañ ba tëdd ci suuf. te woon fa premier questeur bu assemblée nationale di sàkku ci ay ñoñam ñu ànd ak dal te réewut muy fàttali ci réew démocratie la ñu nekk. nit ñi dañ ci profité di yàq wala di jéem a am def ampleur mais yooyu yëpp bu amoon na fi jarul diggante ñun ak parti boo xam ne ñun ñëpp ñoo bokk lépp te bu gënoon métti moom moo fa nekkoon. ñoom député yi teewe woon final député maire bu Ribo Escale organisé woon jël lu toll ak 20 millions ak benn jagleel ko ASC yi ak ay machine wàll ci teewaayu mbooloo mi. yokkute courant bi Moustapha Cissé Lo junju léegi sax tudd nañ ci lu bëree bëri Mouhamadou Mactar Cissé nekkoon directeur général bu Sénélec jamono ji nekk ministre bi ñu dénk énergie ak pétrole ñi faree ndog moom fële ca bët gànnaaru réew mi nag nee nañu lépp luy tuuma ñu teg ko ci deram dara amu ca nee na dafa am ñoo xamante ni ca mouvance présidentielle ba ca boppam la ñu bokk làqatu di ko xas waaye duñ ko nangu Pape Mokhtar Diop moom moo yore kàddu apéris yi nekk ca diwaanu Ndar dañ koy déglu ci micro Ousseynou nañu xam ni monde rural bi
65% monde rural la ñu nekk foofu rek kasaw guddi ak bëccëg te li ñuy wax teguñu ko fenn te nekk ci seen gannaaw kenn ñi mu ci génn ñi jël ay doomi jàmbur fas leen sacrifice waaye nag suñu ko nangoo nañu leen sacrifice nun nag waalo dama ni lakka dale Ndar ba ngay dem Bakel duñu nangu ku ñu fi joxañ ci benn doomu waalo kenn duñu ko nangu képp ku joxañ Mouhamadou Makhtar Cissé nu janoo ak yow daanu dem sa baaroom ku ne xam na ni waalo duñu tooñ mais nag duñu nangu ku leen tooñ responsable tabaari kàll jàppale nañu nu yëg nañu nu nawloo nañu nu kon duñu leen faye duñu nangu ku leen faye noo ngi nag sant président mi nga xam ni nii moo jël yaakaar waalo tey jii tekk ci wetam ku ne xam na ne pétrole ak gaz ku ko dénk nit dénk nga ko bakkanu Sénégal. mu doon kon Papa Amadou Sarr yore kàddu ñooñe bokk ci APR foofee ca diwaanu Ndar maire bu Taïf moom nag jël na ay tuuma teg ko ci ndoddu waa OFNAC nee na daal bañ leen yebale foofee ci commune am ngir ñu ñëw lañ bët xool yorinu mairie ba li ñu def du seenub liggéey dañ cee wane ab parparloo moom Mbaye Tine maire nag corps de contrôle boobule ndax ñi nga xam ne ñoo di ay conseillers am dem plainte ji ko mu ne ñooñee ñoom ñoo dalal waa OFNAC ba tax na liggéey bi ñu def daal teguñu ko benn yoon dégguñu ko ci yoon moom dañ koy déglu maire bu Taïf Mbaye Tine ci micro Mohamed Diop ak Talla Samba. porte plainte ñoom argument bu moo leen defee xooxatal nañ tiital nañ la bu ndoxatal nañ la def nañ lu nekk heure bu ñu demee élection ñu gañe leen saa bu ñu génnee nag teg beneen pexe mais dama jàpp ne man damay rafetlu création OFNAC président Macky Sall daf ko fi teg pour que muy xeex ger ak wuruj mais également bëgg képp ku yor yëfu askan bi nga jaarale ko ci yoon. kon kuréel googu dañ koy rafetlu xëy na li nga xamante ni mooy déranger askan bi jaaxal leen mooy ki nga xam ne moo war a atte ak yaa sa wujju bu ñëwee avant muy départ wax sa wujju planifié na mu fa war a nekkee mu ñëw sa wujju dalal ko di ko jox ko fu muy tëdd di ko jox lekk di ko jox naan muy xëy di ñëw sa maire di la enquête ba pare di la gëmloo ne man Mbàkke laa jógee di la enquête man ama problème pour que ma enquête parce que enquête ma day wone au moins càmbar sama yorin man gis naa ne ñoom enquêteur bi fi ñëwee amul dossier bu ñu ma laaj joxuma leen ko dossier bu ñu laaj joxaa leen ko bu ñu paree yóbbu nañu ci àll bi fu leen neex dossier ne ci àll ci dossier yëpp war naa leen ko ci terrain bi ñu koy gis kon man awma problème mais nag bu fekkee da ngaa war a atte ay nit da ngaa war a tuddee njaaxanaay waaye waroo ñëw di fat kenn ki fat la ngay xëy di wuyu ci kenn ki loolu moom askan bi ñaawal nañ ko te sax am nañu ne ma woon bul tontu seen i laaj parce que ñoom dañoo xëy tëddee wet tëddeewu njaaxanaay mais man dama nekk koo xamante ni républicain la mënoo di dox ci yëfu état ñëw ci man ba pare di ma laaj du ma la tontu moo tax ma nekk seen disposition pendant 10 jours presque également wuyu naa leen fu nekk fu ñu ma woo fu ne wuyu naa leen mais jàpp naa ne loolu moom day gën a leeral suñu yorin rek. moom Mbaye Tine da doon présider coupe du maire bu Taïf ñu ñëwaat fii ci Ndakaaru rawatina ci banlieue bi quartier boobee ñuy duppee Malika Montagne fa dëkk nag wax nañu li leen metti yëpp bokk na ci ñàkkub kaaraange mbënn mi leen dajal 8 ak décharge bu mbëbës ci wàllum découpage administratif nee nañ tamit xamuñu fu ñu féete dañoo bëggoon génn ci mbedd yi doxum ñaxtu yëf yi mujj wuta antu ba tax dañoo jàkkaarloog taskatu xabaar yi wax loolu lépp reportage Salif Sow Asmalik Diop. askan wi dëkk diggante Malika jàpp Kër Massar nee ñu xamuñu ban maire yi la ñu bokk ndaxte ñaari maire yëpp a fay ñëw di laaj xaalis te kenn si ñoom ñaar bu ñu amee jafe-jafe du moom moo koy réglé ci wàllum géographie nee ñu Kër Massar lañu nekk waaye ci wàllum këyit ak wote Malika lañ koy defee. bureau de vote bu ñuy voté Malika la bon marché bii nii marché Malika lañ ko tuddee bon fii même fii ku fi génn àdduna sax armeeru Malika lañ lay suul te dañoo sentir ne Malika defaluñu dara Kër Massar tam defaluñu dara léegi ñu bëgg a taxaw nag. posé question boobu nag ba àdduna yëpp xam ko léegi ñu leeral ñu ñun fa lañ bokk. su fekkee ni mairie bu Malika day daw responsable comme quoi que ñun bokkuñu ci moom la même chose aussi que pour la mairie de Kër Massar mais gis nañ fi ay communes yu mel ni Pikine yaatu na Pikine Nord am na fa Pikine Est am na fa Pikine Ouest am na fa Pikine Principal am na fa su fekkee ne nag ñoom ñëpp mënuñ ñoo jël ñu bokk seen commune laa nañ ñu libéré ñu nekk suñu commune bopp. ñàkkum lamp mbedd yi li muy jur mooy jafe-jafe dëgg boo xamante ni ci wàllum kaaraange loolu nag karu nañ ko. mais wax nañ ñu 300 lampes génn na ci commune bu ne les gars yi dañ ko def mu dem ba terminus yam fa Kër Massar tam def
implanté ay lampam mu ñëw ba M3 yem fa ñun suñu zone bii nii amul lampe amul dara insécurité totale moo fi nekk. insécurité bi fii surtout ci xale yi ndaw yi tout tànk yi ñii xoolal fii ñii ku ci juddu xalaatoo jàng yaa ngi xalaat dem jaayi feeraay ndax mbëbës ku ci juddu yaa ngi xalaat loo dem jaayi feeraay pour am loo jëndee 15 ko te dañoo sonn fii et puis baax yi nga xamante ne ñoo ngi fi baax clandestin yi fi ne dafa bëri ñi nga xamante ne amuñ benn autorisation di jaay biir am pagaay fii. kaaraange tumuraange ci gox bi waa Malika Montagne nee ñu gox bi it amut ay tuyau di dogal yoo xamante ne bu tawee fa la ndox mi di jaar moo tax ba nawet bu amee ci jafe-jafe dëgg la ñuy tëmb ba mu jeex. wàllum assainissement am na quartier yoo xamante ni nekk fii ni day taa comme quartier Cheikh Diaw wala quartier yoo xamante ni maanaam yu nekk mbaaru Sëñ Touba day taa yoo bëgg bu nawet jotatee gars yi ñëw fii nii jëm ñoo créer ay bassin yoo xamante ni maanaam ndox mu taa fa lañ dafay mën a dem. Malika Sama Yitte di mouvement boo xamante ni xale yi fii ñoom ñoo ko taxawal nee ñu bii mooy seen jéego bu njëkk a cekki teg dañ koy wax it li nga xamante ni moom mooy décharge de Mbeubeuss fi ñuy tuur mbalit mi leen nee ñu bu ñu sañoon tamit mu jógee ci gox bi ñoom doxum ñaxtu lañ bëggoon amal waaye dañ leen ko aaye ba tax ñu jàkkaarloo way taskatu xabaar yi wax seenub yitte. ñeneen ñuy ñaxtu mooy liggéeykatu Sigelec bu ngeen ko déggee mooy usine boobee di def ay pile ca diwaanu Pout ñu ne ñaari at a ngi nii liggéeyuñu ba tax na it fayuñu leen ci buntu usine boobee ca boppam la ñu amaloon toogaayu ñaxtu ngir ñu xool seenub jafe-jafe Cheikh Anta Diop ak Sey Latir ñu nga fa woon. ñaari at ak genn wàll yoo xamante ne jotuñu seen payoor ñoom ñëpp jamono yi ñu ngi ci chômage technique di sàkku nag ñu audité usine bi di Sigelec tey defar ay batterie nekk booy génn Pout loolee la ñu yuppi tey ji ci ab assemblée générale boo xamante ne ñi ngi ko doon amal ci buntu usine bi. wane suñu njàqare ak yaakaar bu tas bi nga xam ni direction Sigelec moo ko teg travailleurs yi fiy liggéeyee. direction bi daf ñu yóbboon chômage technique depuis janvier 2018 te ba mu ñu yóbbee chômage technique ba léegi. toll na ci ñaar fukki weer ak juróom benn te amul benn salaire boo xam ne jox nañ ñu ko ci ñaar fukki weer ak juróom benn yooyu ñoo ngi toog boobu ba léegi di xaar di taaxirlu mais situation bi changé wul. ba am na sax suñu benn collègue boo xam ni suñu borom moom na ko ndax lan ndax ñàkk xaalis bu mu fajoo audit bi moom il faut ñu def ko ala kulli xaal loolu moom exigence la parce que mënuñu nangu kër goo xam ne Sigelec muy benn ci Sénégal benn usine moo fi am buy defar pile ci Sénégal waxuma sax rek sous région bi Sénégal moom rek moo fiy defar pile moom am monopole boobu mënuñu nangu ñu toog di liggéey presque fanweeri at ñu jékki-jékki benn bés rek ñu ne ñu kër gi tëj na parce que xaalis amatu fi. Sigelec mévente bokk fa perte bokk fa lépp lu ñu mës a liggéey jaay nañ ko musuñu tuuri pile. lu ëpp tuuru ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey ci usine bi de nee nañ mënatuñoo dem ay seeni njaboot tas nañu nee nañ sax bu fekkee ne nag indiwuñ ci saafara dinañ indi yeneen i pexe. fukki fan ak juróom suñ ñu joxul suñu xaalis liñ ñu ameel ndakaaru lañ jëm ca direction générale ba toog fa def fa grève de la faim. liggéeykatu Sigelec yi nekk fii ci diwaanu Pout nag ñi ngi sàkku nag ci njiitu réew mi mu taxawu leen ndaxte sonn nañu ñaari at ak genn wàll amuñu payoor nee nañ sax njaboot yu bëri jamono yi tas nañu. beneen ponk bu ñu junj ci xibaar yi ECHO moo nar a wutu franc CFA ci juillet 2020 ci espace UEMOA mu di ab annonce bu tukkee ci Alassane Ouattara di président en exercice conférence chef d'état gouvernement bu UEMOA boobule coow li nag bëri na bañ ko waxee ba léegi ñu seen xam-xam màcc ci wàllum koom ñenn ñi gis nañu ni lu baax la ndax France ci boppam dafay génn ci instance de gestion yi RFM démb sax xam na benn débat bu mu ci amal Habib Faye dellu si ci loolu lépp. franc CFA ECHO moo koy wuutu fii ak juillet atum 2020 dëkk yi ngànk UEMOA ñoom dëggal nañ li ni mel ci kanamuk France dootul amatik ndogal ci li ñeel institution financière yu zone boobule waaye moom mooy ki kay garanti lile Alassane Dramane Ouattara xamle na que moom mi di njiitum réewum Côte d'Ivoire tax na itam ñi seen xam-xam màcc ci pàcc moomee yee yàbbi. réserve de change bi maanaam luy garantir xaalis bi mooy devise yi ñu am si CFA bi bu ñu amee 100 francs de devise si suñu opération commerce extérieur yi fukki dërëm yi day toog France fukki yi ñëw fii. ni ñu koy weccee benn lay doon donc ma jàmm amul loolu ci kenn di war a tiit bokkut ak dévaluation dañu naan. weccet wi daanu na ku amoon ñaar fukki dërëm léegi fukki dërëm nga am.
Afrique sowu jant dana mën a xaatim li di histoire am rawatina bu ECO gannaaw juróom-ñaar fukki at ak juróom yoo xam ne ñi ngi jëfandikoo franc CFA gi tubaab gi moom waaye njëg li benn la ñoom juróom-ñetti dëkk yooyee nga xam ne ñoom ñoo nekk ci zone franc bu Afrique de l'Ouest ñoom dagg nañ lépp la leen ñeeloon ak réew France moo di trésor gi ak lii di banque gi léegi nag ñoom ñoo yor seen koppari bopp te France mi nga xam ne moom moo leen colonisé woon du ci def dara. fi ñu jëm dañ ko war a ñime doone France kër jógegu fi France de nii France du jóge fenn tant que ñu ngi nekk ci système international bi di jënd ak di jaay France du fi jóge. De toute façon monnaie boo gis xaalis boo gis dafa am quand même ay devises de référence ñun 75 ans d'accord monétaire mënoo ko ñëw changer nii rek ne France ça y est mun nga dem ba faw et cetera non. ca atum 1945 la ñu sos lile duppee ko franc des colonies d'Afrique gannaaw ba nga xamante nit guerre mondiale gi jeex na waaye ca atum 1960 ca indépendance ya ci lañ ko duppee franc CFA muy franc de la communauté financière africaine tey jii soppi nañ tur wa tuddee ko ECO ba tax na dana commencé door ca atum 2020 ci mois de juillet. Habib Faye xalaat yi bëri na waaye laaj yi tamit noonee la bëree ci wàllum ECO boobule tax na franc CFA it ñuy dellu ci bañ ko sosee ba léegi def na juróom-ñaar fukki at ak juróom fi mu jaar yëpp Aïssatou Paye lañ ci àndal. ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru décembre 1945 ci le franc CFA bii di suñu xaalis juddu ca boobule nag accord de Bretton Woods ñu ratifié ko réewum France nag taxawal li ñuy wax franc des colonies françaises d'Afrique mu nekk xaalis bi nga xamante ne moom dong la ñu mën a utiliser ci colonie yi ca boobule nag la ñu def benn déclaration ne maanaam parité fixe moo am un franc CFA mi ngi tolloog ak 1,7 franc français mu nekk nag ak xaalis ci fukk ak juróomeeli réew ci Afrique. waaye ca indépendance yi nag mbir yi door di yëngu diggante 1960 jàpp 1973 ñeenti réew nag jóg taxaw ne ñoom ñi ngi génn ci accord monétaire yi le bokk na ci réewum Guinée ak réewum Mali ci Togo ki ñuy wax Sylvanus Olympio moom nag ne day génn ci zone franc bi le ñu rey ko le 13 janvier 1963 ca boobule sax nag ñi ngi taxawal li nga xamante ne moo di ay statut yu banque centrale yu togolaise yoo xamante ne kenn dootu ko musati gis ba léegi. Sékou Touré ci atum 1960 moom nag mu promulgué ab réforme boo xamante ne day génn ci wàllum régime monétaire googule xeex yi bëri dëkk yi taxaw ne dañuy génn ci franc CFA waaye ba tey franc CFA bi di résister naam sax jot nañu dévaluer booboog léegi franc CFA bi ñaari dëkk rek ñoo taxawal ñoom ca boobule seeni xaalis muy Mauritanie ak Madagascar teewul ba tey activiste yi di jóg ku ci mel ne Kémi Séba jëlaat flambeau bi mu mel ne nag atum 2017 dafa nekk benn tournant activiste yi ak économistes yi gën di engagé wu manifestation yi ci ndaw yi fu ne nag ñu amal ko fa xeex gi bëri waaye teewul nag ñu gis ne ECO bi juddu na franc CFA bi nag de laaj gi samp nag mooy lan mooy coppite yi nga xamante ne xaalis bii di bees di ECO te juróom-ñetti réew ndax ko partagé lan lay soppi ci doxalinu réew yi. jërëjëf Aïssatou Paye ci loolee sax la ñuy wéy ak sunu gañ di Cheikh Tidiane Dièye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay yow yaa jiite CICAD di centre africain pour le commerce l'intégration et le développement ECO bi ñu ngi koy wax ci week-end wi ba léegi ndax da nga jàpp ni sa gis-gis du am lenn lu muy soppi maanaam tur kese lañ soppi waaye yëf yi daanaka naxee mbaay la rek. jërëjëf maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu tamit auditeurs yi téléspectateurs yi. naam am na luy soppeeku ndaxte changement bu mel ni bu amee ci réew ci ay région bu mel ni CEDEAO am na lu soppeeku waaye li ma bëgg rek leeral ci li ñu jàpp ni moo soppeeku mooy ci communication yi ba ci sax ci njiitu réew yi bi ñuy wax ak experts yi dafa am fu ñu ci defee malentendu maanaam am na erreur bu ñu def ci communication bi dañuy wax ni CFA ni mu meloon ñett la ci nit ñi doon gën a xarab ci niñ ko tëggee woon mu lëkkale ñu ak France. benn bi am na wax nañ ko ci reportage bi mooy boo jëlee ñuy jaay bitim réew xaalis sañ cee am muy réserve yi ñuy jëlee ci change yi weccit yi téeméer bu ne ñu jël juróom fukk yi bàyyi ko foofu ci France ñu denc ko
naam ñoom dañ koy placer waaye bu amee bénéfice ñu ni dinañ ci jot. ñaareel bi moo doon France moom moo ñu garantiraloon ba ñu am parité fixe ak euro maanaam benn euro bu nekk mu nekk 655 francs CFA boobu garantie France ñu ko defaloon. ñetteel bi nga xam ne bokkoon na si nit ñi doon contesté tamit moo di France dafa daan am droit yónnee ay ndaw ñu toogal ko fii ci BCEAO ak ni ñuy liggéeyee ni ñuy doxalee suñu monnaie. changement bi am ñaar ci ñett yooyu ñoo fi jógee maanaam téeméer bu nekk juróom fukk yi ñu fa daan denc dootul dem waa BCEAO ñoo koy denc fii ci suñuy réew. ñaareel bi moo di France dootul am ñu ko ay ndaw yu koy toogal ci biir waaye parité fixe bi nga xam ni France moo garantir suñu xaalis pour que mu mën a lëkkaloo ak euro du changer loolu ba tey da ciy des te bokk na ci li nga xam ni yàgg nañ ko di ko contester muy benn bi nga xam ne bëgg naa ko leeral ñaareel bi dañuy def erreur bu ñu naan ECO dafa remplacer CFA loolu itam amul du bokkul. kon lan la bu fekkee dafa am malentendu boo xam ne xëy na ci wàllu politique. am na arrangé na chef d'État yi nga xam ni bëggoon nañu changement bi am waa CFA surtout ñu dugg ci pour apaiser dalal seen waa réew ak contestation yi ci amoon waaye ECO tëgguñu ko pour mu remplacer CFA. ECO dañ ko tëgg mu nekk monnaie wu boppam te fi mu jógee dafa sori tey jii démb bi samedi Alassane Ouattara bi mu taxawee Abidjan mook Emmanuel Macron naan dinañu indi ECO mu remplacer CFA ci ngoon la ko wax ci suba gi mu ngi woon Abuja nekk fa ak fukki njiitu réew ak juróom yi bokk CEDEAO ñoom itam ñu nga àndoon naan ECO dinañ ko yëkkati 2020 mu commencé te ECO bi ñu wax ñoom bokkul ak ECO bi ak Alassane Ouattara wax. ñoom bu espace UEMOA Alassane Ouattara waa espace UEMOA la waxal mooy ñi nekkoon CFA. waaye ECO bi tax ñuy wax te muy ECO bi baax bi nga xam ni ëpp na fukki at ak juróom CEDEAO di ci liggéey ba tey ñu yegg ci cëppaandaw gi waroon ko yekk ñoom lii ñu def dafa xaw a yàq boobu parce que boobu dafa waroon méngale fukki réew ak juróom Nigéria bokk ci Ghana bokk ci Libéria Guinée Cap-Vert ak ñeneen ak Libéria ak Sierra Leone ñooñu ñëpp waroon cee bokk dafa am nag fu mu jaar lii ñu def ñoom ñëw ni dafa mel ni mu am ñu liggéey ci benn tour mooy ECO ba ECO bi war a sotti ñoom ñu jiitu ci tour ba bu ñu ca jiitoo nag utiliser ko dafa tax ñi waroon bëgg ECO ndax muy xaalis bu baax ndax niñ ko tëggee woon lu baax la naroon doon ci Afrique sowu jant waaye ñoom nii ñu ko doxalee ak fi ñu ko jëmale dana am sooxe ndax li muy indi moo di benn maa ngi dégg citoyen yu bari ñu naan ECO baaxul ndax CFA rek la mais loolu dafay tax ba nit ñi dàq ECO te ECO biñ koy tëral dafa waroon méngoo dem nañu ba symbole bi ak tur wi dañu ubbi sax concours ci fukki réew yeeg juróom pour citoyens yi def proposition yi samedi bi ci la chef d'État yi di doog a dëggal adopté symbole yi nga xam ne moom la ñuy bindee ECO te loolu CEDEAO ko def du UEMOA. ñu leeral tuuti rek balaa ñoo wéy ndax loolu moom mooy wane ni ci juillet 2020 li ñuy wax wàllum changement maanaam CFA day amaat tam ba léegi ak ECO tamit. xam nga même bu ECO duggee sax du tax CFA yem fa ci benn fan dañuy ànd ñoom ñaar processus la dañuy ànd ñoom ñaar nekk fii en circulation mais li ci problème mooy UEMOA naam dina am ECO dina jël tour bi nga xam ni juróom fukki réew yi ak juróom CEDEAO ñoo ko bokkoon moom mu jëlal ko boppam tàmbali ko waaye bu ko tàmbalee ak moom nii mu ko tëggee ba déggoo ko ak France day tax ba yeneen réewu CEDEAO yi dootu ñu ñëw loolu nag mooy li nga xam ne moo ci gën a garaaw ndax ñoom ñu ngi wax sax jamono ji ci li ñuy duppee je pense ay critères de convergence loolu la ñuy wax maanaam mooy tax ba ñoom ñu ñëw bokk ci ECO boobu noonu ñuy wax xam nga dafa am ay critères de convergence bi ñuy tëgg ECO dafa tàmbali daanaka processus bi 1987 ci la CEDEAO tëral lu ñuy wax programme de coopération monétaire réew yi di si liggéey yàgg na nag waaye dafa jafe waaye teewul mu am volonté wu ñu ne danañ ca yegg bi ñu ñëwee 87 mu sooxe ba ay année 2000 yi même turu ECO bi ci année 2000 yi lañ ko sos boobu Obasanjo ngi fi ci ñoom benn sommet chef d'État la ñu génne tur bi ñu ni ECO lay tudd ñu waroon tàmbali 2009 ñaari yëf moo waroon am dañu ni réew CFA yi UEMOA ak ñi Sénégal ak ñi mu àndal dañuy continuer di yor CFA bu ko defee yeneen juróom-ñaari réew yi nga xam ne mooy Nigéria Ghana Libéria Sierra Leone ak ñeneen yi nga xam ne bokk ñu UEMOA ñoom ñu créé beneen zone bu ñu tuddee ZMAO mooy zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest ñooñu ñooy tàmbali ECO loolu la ñu prévoir oon ECO dafa waroon tàmbaleeg ñoom Nigéria ak ñoom Ghana ak ñooñu CFA continué muy ñaari monnaie bu ñu demee ba yegg ci cëppaandaw ga ñu boole leen ñoom ñaar 2014 mbir mi am sooxe teewul CEDEAO liggéey na créé na lu ñuy tudd Institut monétaire de l'Afrique de l'Ouest créé na lu ñuy wax Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest critère de convergence yooyu nga doon wax lu jafe la woon fukki la woon ak benn ñu ni lii kat réew yi duñ ko gaaw a matal dafa metti daaw chef d'État yi daje créé lu ñuy wax task force présidentielle muy ñeenti réew Côte d'Ivoire Nigéria
Ghana ak Niger. Issoufou bu Niger sax moo doon président bi ñu ne leen defaral leen ñu ba mbir mi gën a gaaw ñooñu dem ba ñu indi seen ay banque centrale indi seen expert ñu ne critère de convergence yi fukki la ak benn dafa bari nañ ko def juróom-benn. ñu wàccee ko ba muy juróom-benn ba tey réew yépp a ngi góorgóorlu pour matal juróom-benn yooyu pour que CEDEAO mën a dem ci ECO du UEMOA CEDEAO bi ñu demee ba ci biir Issoufou ni leen ñu ànd ci fukki yi ak juróom yi dana jafe itam nañu def ku pare rek. bu amee ñu pare dem ci mais ba tey CEDEAO la ñuy wax ñun ñu ngi doon jàpp ni naam waa UEMOA comme ñoom ànd nañu amoon CFA yàgg nañoo liggéey ba am nañu ay convergence ci seen ay critères ñoom mën nañoo bokk ci ñi tàmbali waaye du teeku mel ni Ghana mën a bokk Guinée mën a bokk Libéria mën a bokk Nigéria rek la ñu doon wax ni dina am jafe-jafe ndax Nigéria téeméer boo jël ci alalu Afrique sowu jant juróom benn fukk yi Nigéria ko yor donc kooku pour mu ñëw ànd ak ñun dafay jafe ñu ne danañu jël temps waaye nag bi ñu ñëwee ba tey ñu ne xëy na ECO bu CEDEAO dinañ ko lancer 2020 ci la UEMOA ni bu xeet mel ni loolu la doon xaar génnee ni créé nañu suñu ECO buy remplacer CFA mu am nag sooxe bu nekk ci ECO UEMOA bi ñu lancé samedi boo xam ne day tax ñeneen ñi duñu ñëw ndax UEMOA bii mu lancé ñu tuddee ko ECO te muy benn tour bi dafay continuer ba léegi di fixe ak euro te loolu ECO bu CEDEAO daf ko dàqoon CEDEAO dafa ni ECO dafay nekk monnaie flexible dootul lëkkaloo ak ECO kese day lëkkaloo ak panier de devise euro da ciy bokk dollar bokk ci yen bokk ci yeneen i monnaie yu ñu neex mu ngi mel ni li Maroc def Ghana def ko Nigéria keneen def ko ku am sa monnaie bopp bu la neexee nga méngale ko ak yeneen i monnaie yu bokkul donc foofu mooy li nga xam ni nekk na problème mu communication ci li Ouattara génnee. ndax ab tayeef la wala loolu. politique la ba léegi politique la mais politique bu malsaine la ay calcul la politique bu malsaine la. UEMOA dañu demoon ci nekk ci genre piège ndëgg sërëx boo xam ni opinion publique acculé nañ leen. xëy na itam ñemewuñu taxaw France génn ci noonu ndax France du leen bàyyi. mooy ñi nga xam ne boobu ba léegi dañuy xeex ne franc CFA na fi jóge kon dafa mel ni ñoom li leen poussé maanaam pour ñu changer wala boog ñu indi monnaie boobu bokkul ak ñi nga xamante ni les panafricanistes yi nga xam ne boobu ba léegi ñoom ñu ngi xeex franc CFA ce sont pas les mêmes raisons. ce sont pas les mêmes raisons te bokkul itam li tax yeneen réewu CEDEAO yi jóg tey lii am. ñun li ñu ciy ragal xëy na nag danañu def lu ñu mën pour que mu bañ a yàq dara ci processus d'intégration ndax fi ñu jëm Afrique sowu jant UEMOA dafay nekk waaye CEDEAO mooy kuréel bi nga xam ne moom moo ñu mën a yóbbu fa ñu war a yegg ci wàllu développement dañu seetlu na politique yu bari ñuy def ci Afrique sowu jant UEMOA bokk na si li koy sooxeel li koy yàq te UEMOA dafa nasax ndax France daf ci am doole te France dafay jàpp ni bu fekkee CEDEAO moo def moom du ci am poids ndax CEDEAO dafa fort ndax Nigéria gis ngeen accord de partenariat économique yi ak yeneen bi ñu ñëwee UEMOA bëggoon na ko def Nigéria moo bañ moo tax ba tey amu fi ñoom bëgguñu CEDEAO di avancer UEMOA la ñuy bëgg ndax UEMOA moo leen di arranger li ci nekk nag mooy piège danger bi ci nekk tey naam waa UEMOA xëy na dinañu lancer ECO mu continuer méngaloo ak euro waaye dana tax ECO bi taxoon CEDEAO jóg boobu dana gën a am jafe-jafe dootul mën a avancer ndax tant que ñu ngi naan ECO 1 euro dafay nekk 655 francs ECO de 655 ECO Nigéria ak Ghana ak yooyu duñu ci ñëw ndax ñoom dañu ne woon na nekk monnaie bu flexible. ci loolu la ñu liggéey ba démb bi ñuy wax. léegi CEDEAO moom lu muy def dafay dakkal liggéey bi toog di leen seetaan wala dafay. ñu ngi xaar nu muy réagir ndax li xaw a jafe sax te kenn mënu ko comprendre mooy samedi 21 décembre barki démb ci la chef d'État yi suñu bos ak Alassane Ouattara mii nekkoon ak Macron ci ngoon ci su bëgg mu nga woon Abuja présenté na fa sax. lii nga xam ne moom la naroon def mais bu ñu koy présenter politiquement daf koy présenter ni ñun UEMOA dañuy préparer wu pour gën a mën a dugg ci ECO bu CEDEAO. logo baa ngi nii. waaye logo bi moo nekk nii logo bi samedi la ko chef d'État yi. dévoilé samedi xam nga ki dévoilé lii nii la mooy logo wu ECO kooku bëgg na 2020 mu tàmbali. Issoufou nee na leen 2020 bu fekkee ñeenti réew sax a d'accord ñun mën nañ ci ko commencer mais li ñëpp doon ñaan mooy mu di ay réewu CEDEAO am ay UEMOA. xëy na UEMOA yëpp d'accord sax waaye moom ay CEDEAO ci bokk waaye li ci gën a rëy ci techniquement mooy ECO bii nga xam ne moo tax a jóg CEDEAO monnaie bu flexible la war a doon alors que bii ñu lancé Alassane Ouattara monnaie parité fixe la ak euro loolu itam bëgg naa experts yi bu ñuy wax ñu comprendre ko noonu dafa bokkul CFA ECO bii ñëwul pour remplacer ko suñu ECO bi taxoon CEDEAO liggéey du lii monnaie bu parité flexible la waroon am ñu relier ko ci panier de devises yu bokkul boobu
xalaatuñu woon sax ay France dina bokk ci banque centrale ak du ci bokk wala France dina garder réserve yi musul bokk ci débat yi parce que boobu CEDEAO moo ko yëkkati ni ñun defuñu ko contre France defuñu ko contre Amérique dañuy def suñu yëfi bopp loo xam ne suñu région ko moom dañu ñëw nag ba ci cëppaandaw ga waa CEDEAO njëkkante dafa mel ni daal dañu doubler waa UEMOA dañu doubler CEDEAO loolee lépp français ne ci ginnaaw moom la ñuy njort moom la ñuy ragal parce que bu fekkente ni dañu ñëw yow soxna Naata man ngay sénégalaise may sénégalais ñu nekk ci monnaie boo xam ne CFA la tudd ak lu ñu moo xam baax na wala bon na monnaie bu nekk am na lu ci baax ak lu ci bon ñu juddu ci màgg ci yaru ci ba bis bu ñu ne monnaie boobu dafay changer beneen ñëw waruñu toog dégg ko RFI waruñu ko dégg président Côte d'Ivoire di ko wax donte mooy président UEMOA suñu njiitu réew moo ñu ko waroon wax moo ñu ko war a yëgal réew mu nekk njiit ba moo war a ni askanam lii kat changement bu rëy la danañ ci yegg nii la war a doxee nit ñi préparé ko mais bu fekkee amul ñu dégg Alassane Ouattara wax Alassane Ouattara président wu Côte d'Ivoire la intérêt wu Côte d'Ivoire lay jiital ci loo mën a gis balaa yeneen intérêt di ñëw te loolu la ñu jàpp ni xëy na mu ngi ci moo tax politique daf cee bari ba tax na politique boobu dina indi sooxe ci wàllu technique ñun suñu liggéey yëpp ci CEDEAO la ñun moom la ñu gëm ni moo mën a avancer l'intégration ci Afrique sowu jant te lii daw na sooxeel li nga xam ni moom la CEDEAO jot a def maintenant nag ñu ngi xool ndax président CEDEAO yi naka la ñuy réagir parce que Nigéria moom du réew mu ñu yóbbaale Ghana itam du réew mu ñu yóbbaale tant que éco bi dafa continuer nekk lu fixe ak euro ñoom duñ ci dugg parce que bokkul ak bi nga xam ne nii moom maanaam France ci ancienne colonie yi daal lay joué ci la joué ba léegi di leen manipuler dafa mel ni daal gis nga keroog Macron ni muy jàppanteeg moom fu ne ñu laxasaayoo fa ba mu demee tamit non doy na waar daal te tamit Cheikh Tidiane Dièye Sénégal booy xool lu ci ëpp ci askan wi daanaka seen jàng soriwul maanaam débat bi am na ay termes yu bëri yoo xamante ni sax xañ na ñu ngi koy door a dégg te ku ci nekk doo comprendre am na ñuy samp laaj sax naan ban impact la war a am ci sunu koom-koom maanaam njeexital bi buñ demee ba dugg ci éco boobu noonu ñuy wax xam nga débat la sax li nga wax lu am solo la débat yi waruñu ko bàyyi rek mu nekk débat technique parce que gis nga monnaie xëy na ci économie lañ koy boole waaye dara gënu ko social dara gënu ko politique nit ku ne war nga cee am xalaat moo tax war nañu wàccee débat bi ba ku ne mën cee wax parce que lii dugg sa poche nga koy dundee monnaie du mbiru économie mbiru social la ak sociologique ba tax na ñu fexe ba askan wi yëpp mën koo xam lan la changement yi fan la leen jëmale ban impact maa ngi dégg léegi professeur Kassé ci reportage bi mu naan dara du soppeeku moom ci logique gu UEMOA ba léegi la nekk naam du soppeeku ndax UEMOA nee na parité bi ak euro day changé day ni mu meloon rek lay mel maanaam boo amoon benn euro ñëw wecceeku si ko Sénégal 655 éco lañ lay jox loolu changé wul waaye li taxoon CEDEAO moom bëgg bàyyi parité fixe euro bi am monnaie bu flexible loolu jafe-jafe ba ñu bëggoon saafara dana continuer ci Sénégal maanaam gis nga réew bu fekkee da nga bëgg di exporter da nga bëgg di am ay usines ñoom naam amaguñu développement amuñu ay usines xëy na loolu sax bokk na li sax yeggaguñu fa mais boo demoon tey ba am ay usines di exporter bitim réew di indi matière première transformée di jaay yi kooku da ngay bëgg monnaie boo xam ne bii dafay dooleem dafay du fort bu ko defee léeg-léeg mu yéeg léeg-léeg mu wàcc booy exporter nga mën cee jouer ci marge de change yooyu dafay tax nga am ci alal gis nga réew yi gën a dàq exporter ci àddina bi mu di ay Chine ak ay boo demee tey Vietnam réew mu mel noonu boo jëlee Afrique au sud du Sahara ba mu daj benn réew boobu moo ñu ëpp lu muy jaayee ci marché monde bi ndax lan monnaie la boo xam ni xëy na dina produire am na ay usines waaye dafay jouer ci monnaie Chine day jouer ci monnaie bi mais réew yeneen yi nga xam ne ñu ngi fii ci Afrique comme ñun am monnaie boo xam ne day yéeg ak a wàcc ñun gënuñu leen demin donc li ñu naan suñu monnaie dafa fixe ak euro ba tax nañ suñu njëriñ la loolu waxi ragal la parce que Ghana day fonctionner te monnaie day yéeg di wàcc séddi la Kenya réew bu avancé la am na monnaie Rwanda bi ñuy wax ci développement tey monnaie day yéeg ak wàcc moo ko moom fixé wul ci euro donc CEDEAO dafa bëggoon monnaie am monnaie bu flexible boo xam ni dafay am jeexital suñu capacité d'exportation maanaam bu ñu dee exporter ñu fexe ba monnaie bi wàcc comme ça la ñuy jaayee bitim réew suñu bénéfice mën cee gën a yokk waaye bu fekkee da nga tënku ci monnaie bu fort mu di euro am na forcément njeexital yoo xam ne dana ci am loolu dina bokk ci li nga xam ni dina continuer di gàllankoor Sénégal ak réewu CFA yi nga xam ne ñoo bokk nekk ci UEMOA. ci wàllum parité boobule sax xamuñu sax ndax c'est officiel wala dara parce que ñoom nee nañu du changer waaye gis nañ ci internet bi ñenn ñi bind naan buñ demee ba ci kanam benn euro dafay nekk 1200 éco. ndax loolu intox la parce que tamit ci loolu la ñuy sukkandiku naan benn genre d'évaluation boo xamante ne dañu koy nëbb nit ñi. parce que li ci am yëpp waxaguñ. xam nga am na yu bare yoo xam ni génnagu ci ndax ñu ngi la naan négociation yi nga xam ni Macron moo ngi ko doon def ak waa UEMOA commencé na mois de juin bii passé donc def na presque juróom benn weer ñoo ngi négocier négociation yooyu kenn xamul li ñuy négocier lan la ñoom rek a ko xam ba ñuy négocier ak Macron
ñu ngi biir CEDEAO di jéem a avancé tey dañu jekki-jekki génn ànd ak Macron wax ni lii la ñu d'accord moo tax ëllëg bu leneen génnee lu ñu yëgul woon du bette ndaxte am na loo xam ne xëy na déggoon nañ ko ci biir lu kenn xamagul moo tax ñu naan la dafa poser aussi problème de gouvernance mbir mi dafa am vraiment problème politique am problème technique waaye am na problème gouvernance boo xam ni transparence waruñu jël lu mel nii taxaw Abidjan surtout président wu France taxaw ak lu mu mën a doon xëy na waroon nañ ko décider ba pare mu ñibbi dëkkam suñu ay njiit ñëw jàkkaarloog seen askan parce que tey ñi doon contester euro naan France CFA naan France ko dominé moo ko moomoon bu ñu gisee Emmanuel Macron taxaw ànd ak Alassane Ouattara te même ci discours Emmanuel Macron lu ñu critiqué la lu ñu contesté la. li mu ne dégg na ndaw ñi ba pare j'ai voulu engager cette réforme bi ma déggee seen i ndaw ci laa nangu soobu ci réforme bi mais réforme boobu du moom moo ko war a def. réforme boobu même bu fekkee ni ñun xam nañu am na fu mu téye chef d'état yi ci ginnaaw mënu cee fës politiquement te loolu itam bokk na si li nga xam ne dana gën a sooxeel mbir yi donc vraiment daal li si xaw a sooxe di mën a gàllankoor CEDEAO mooy naam UEMOA dina am éco boo xam ni moomu ko tur wi moomu ko créé wu ko daf ko daanaka foqar ci ba pare nag doxalin boo xam ni ñeneen ña ko doon liggéey ak moom dootuñu ci nangoo ñëw te lii tax duñu ci yow mooy parité fixe bi ndax éco bi tax ñu liggéey ci man ëpp na fukki at ak juróom ma koy suivre éco boobu dafa waroon flexible te loolu fondamental la ku mel ni Nigéria ak Ghana duñu ci dugg tant que dafa nekk parité fixe ak euro donc loolu itam bokk na si loo xam ne yi experts yi ciy wax war nañ ci bàyyi xel du rek lu ñu ni dafa remplacer CFA éco bi ñu indi loolu taxu ko woon jóg du woon pour defar remplacer CFA waa CFA ñoo waroon ñëw fekk si ak ñeneen ñi nekkoon zone monétaire beneen bi ñu daje ànd muy fukki réew ak juróom ñu créé éco bi nag bu fekkee tey juróom-ñetti réew la yu UEMOA taxul ñuy wax éco bi taxoon jóg ba tey jii daanaka France mën na nekk ci ginnaaw CFA na mu doxee woon am na lu ci soppeeku waaye li ci taxoon mu gën a dëgër ba tey dana ci nekk. jërëjëf Cheikh Tidiane Dièye sant ko gërëm ko moom moo jiite CACID des centrafricains pour le commerce l'intégration et le développement ñu daan waxtaanee ci éco muy monnaie boobee ñu nekkoon moom mooy tey ci fond bi sax du loolu xañ na dinañ ci àndaat ak moom ci yeneen jotaayu xibaar léegi dañuy dalal Mamadou Mouhamed Ndiaye ci ponk bu mujj li yëglekaay yi xëyee tey. jërë ngeen jëf docteur Babacar Diop may faju l'observateur xëy na ko fajaro ubbil journal bi enseignant bi ci wàllu philosophie mi ngi nittali ci yéenekaay bi na mu nekke woon ca kaso bu Rëbës ba na mu fa génne keroog àjjuma akub liberté provisoire nee na toog na juróom-ñetti fan yoo xam ne aw ñam duggul ci gémmiñam da doon grève de faim li ko dugaloon ci grève de faim bi moo di condition yu bon ya mu nekkee woon ca kaso ba la doon jéebaane te amul woon meneen pexe mu dul def ab grève de faim docteur Babacar Diop wax waa l'observateur ne it keroog àjjuma ba ñu koy génnee ca kaso ba am na ñeenti garde pénitentiaire yu ko fa duma yu mitti li indi coow li mu ne moo di kenn ca garde pénitentiaire moo ko daggal saagaw ndey mu delloo ko waa ji dóor ko mu fay ñuy kurpañante ñoom ñaar ci la yeneen ñetti garde pénitentiaire ñëwee ñu doon ñeent di ko sot-soto nee na nag du ko bàyyi mu sedd xàmmee na ñeenti garde pénitentiaire yi ko doon agressé doon ko fitnaal te dana leen yóbbu ci yoon di justice libération nee nañu wax na ci mbiri ndem si yàlla Papis Gelongal mi faatoon ci l'accident ci autoroute à péage bi justice bi nee na faatu Papis Baba Diallo Gelongal lépp mi ngi gàlle ci ndoddal Eiffage mooy responsable bi moo waral mu sàkku ci moom mu jox fanweeri million njabootu Papis Gelongal ñaari fereeram yi di Youssouf Kandé ak Moussa Mbalo mu jox leen kenn ku ci nekk 14 millions francs CFA xaalisu CFA ci mim réew bu doon nit la ñu ne mi ngi sukuraat ci dee la jëm ñu dem ci la tribune mi xëy bind ci xëtam mu njëkk ne CFA c'est fini la Sénégal ne ko beneen monnaie bu ñu naan éco moo ko fi war a wuutu éco mi war a wuutu CFA ci réew mi journal Le Quotidien xëy na di ñu wax li mu làmbool ba di ñu xamal ne donte suñu monnaie bopp lay doon terewul réewum France moo koy garanti ba léegi docteur Abdourahmane Sarr di ñu wax ci xët mu njëkk Walf Fadjri ne CFA gi ñu fi bëgg a jële indi fi éco dogal la boo xam ne mënees na koo jàppee lu baax ci demal sa bopp gi ñu bëgg l'observateur mel ne ku naan ko du tax la woon ne éco gi war a ñëw 2020 bu yegg seet du tee colonisation gi moom mi ngi fi ba léegi premier ministre Sénégal ba woon di Abdoul Mbaye neexi tubaab ne waa l'observateur awtur rek moo ciy soppeeku waaye du leneen keneen ku ne gisee moo di économiste bi di Cheikh Tidiane Dièye nee na dañoo bëgg a wan nit ñi ne yëf yi am nay coppite te booy seet ba ci biir dara soppeeku fi Vox Populi nañu ginnaaw juróom-ñaar fukkeet ak juróom yu mu fi nekk moom CFA dañu ko fiy jëlee indi fi monnaie bii di éco ci anam yu ñu ko fi bëgg a jëlee Vox Populi mort déguisé la ko jàppe Macky Sall ak ñi mu àndal Aïda Mbodj nee na ci jaay Senelec privatisé ko ci la ñu jëm mi ngi ko waxee ci Sud Quotidien fa mu jóge moo di ci audience bi président Macky Sall amal keroog ak ki jiite Fieldstone ngir doon ca waxtaane Senelec ak ki jafe-jafem secrétaire général bu LD ba woon di Mamadou Ndoye ni ci Les Échos man su ma déggee ñuy wax waxi émergence ci réew mi ay ree damay jàpp ne guddi yu ñu toll ab sér Sénégal a ko gën a dellu gannaaw Mamadou Ndoye ni cin laa ngi bax boobee ba léegi ñuy seetaan kenn xamul kañ la kubéer gi di explosé ndax waa réew mi ñëpp
ñëpp a sonn leneen lu sonal waa réew mi enquête dina kay xëy na ci def enquête bu yaatu mu di tali yi ci koñi Ndakaaru yi te benn baaxu ci tali yu bari ci capital bi journal bi ne nañu kam bi neen la te nag kenn xamul fan la inde bi di folote ne maire yi ñoo ngi koy jiñ service yi état bi di ko jiñ maire yi ci biir gëstu bi journal enquête dem ca ba seetlu ne li yokku joote gi moo di ñàkk coordination gi am ci diggante service yi état bi lu ci mel ne ONAS ak AGEROUTE seen digg ak maire yi gox bi di Grand Yoff Sud Quotidien ma ngi ñu fay xamal luy raam loo xam ne bu ñu ko seetaanee ba mu yegg ca ñag ba du baax yëral xët mu njëkk journal bi samp nañu ca Grand Yoff benn gare clandestin boo xam ne oto yi daw diggante Ndakaaru ak Mbuur wala diggante Ndakaaru ak Kees ñoo fa yabe te li leen may doole ji journal bi gis ne guerre mu di corruption bokk na ci ne léeg-léeg dañuy gis ay agent yoo xam ne tuut sañu leen di bokkal day tax ñu ciy gëmm seen bët seeni gët ci xët mu njëkk Source A journal bi mi ngi ñuy xamal ne feetuk Noël gii ñu jëm ni mu tàmbalee neexul ci réew mi juróom-benn nit faatu nañu ci réew mi ci accident nga dem ca ñaaxeen nga ca Kaolack am na fa benn femme boo xam ne ex jëkkëram moo ko jam paaka mu faatu l'observateur mel ne ko naan ko ci limub ñooñee faatu dolli ci ndaw sii di jaaga kase ca Amady Unaade la dëkk waa gendarmerie ñoo ko faat benn jaaykatu dorog lañ doon dàqanteel ba far fiir ndaw si mu faatu. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye sant ko gërëm ko ak yéen ñaandoon ak télévision Futur Média à 19h30 incha allah dinañ fi egsi yaatal leen yeneen xibaar di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm.